seeni mbokk ak seeni njaboot dañu tàmm di leen yónnee xaalis. application TapTap Send mooy solution bi lu ko dalee Europe ba fii nga yónnee xaalis frais fixe yi €1 dong la fii ci Sénégal ngeen jot xaalis bi directement ci seen kalpe Orange Money te doo fay benn frais ci retrait bi ak TapTap Send soxlaatul kenn di déplacé wu seeni mbokk dañ leen di yónnee xaalis depuis France Italie Espagne Allemagne Hollande Belgique tëdd ci seen canapé jël seen téléphone ak application TapTap Send yónnee leen xaalis bi ngeen jot ko ci seen kalpe Orange Money jërëjëf TapTap Send. asalaamaaleykum nuyu naa leen bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu safo Dakar Buzz di si taataan saa su ne seen ay xibaar rawatina samedi bu yàlla sàkk ci buzz de la semaine keroog àllarba ba fukki waxtu jotee ci suba la ñu amal levée du corps ñetti agent leeral yi nga xamante ne ni ñoo ñàkk seen bakkan laata ñu leen di jébbal seeni famille keroog nag si talaata ji am na suñu naataango ya nga xamante ne ni daal dinañuy dem doxantu ci kër chauffeur ba di Ousmane Ndiaye ba ñu demee nag soxnam Aminata nga xamante ne ba xibaar bu tiis wi tabbe ba tey rek rongoñ yaa ngi dal ci dënnam daal dinay rek am lu mu xamle ci borom këram di ay kàddu seede nee na sax borom këram gi laata muy dem ca tournée ba ajjuma la ko woo yónnee ko 10 000 francs ne ko rek ngir mu jëndal xale yi couche ak la ñuy soxla ci ëllëg sa di samedi ba mu daal di koy woowaat ne ko rek yegg na ci dibeer ba nee na nag Ousmane sax woowaat na ko waaye jotul woon décroché maanaam rek déggante wuñu ba loolu weesu Aminata ne xibaar wi tiis na lool ci moom ndaxte dafa xëy yaramam wi daal yëpp di mel ni daal daf ko yëgoon mu ne rek xamul sax lan moo ko daal si noonu mu ne ñoom yaayam sax yëgoon nañu ko waaye waxuñu ko dara mu dal di sangu jox ay doomam ñu lekk ak lépp ba loolu weesoo nee na si ay booru 13h la taal télé bi rek dal di yem ca accident boobee di rek lu métti lool la nga xamante ne ni choqué na ko ndaxte nee na kii di Ousmane dafa ne woon rek nga xamante ne ni dañoo jégalante woon lool ñoom ñaar te ba ñuy xale ba léegi la ñu dal di xamante di mbir mu métti ci moom. ba tey rek ci ñetti agent leeral yu ñàkk seen bakkan ci accident bu métti ba ñu def ba njiitu réew mu doon amaat tournée économique ci Kédougou mu prévoir woon jël soxna ci njeextalu tournée économique njiitu réew mi Mamadou Yoro Diallo kenn si agent yu groupe leeral yu ñàkk seen bakkan ci boobule accident bëgg-bëggam boobee rek du mu santu gannaaw ba yàlla dogalee lii tey Yoro moomee nag nekkoon cadreur bi mi ngi sokkee ko ca Kanjalang di ab quartier bu nekk ca Ziguinchor bu ñu sukkandikoo ci benn naataangoom bu mu nekkaloon leeral lu bëri rek Yoro la ñu ko doon dal di sas ndaxte dafa bëggoon lool liggéeyam te di si doon dem ba jeex tàkk li ni mel sax nee na moo tax sa soumission amee ci biir réew mi moom la ñu si xalaat da doon jël ay risque tamit yu bëri nee dañ ci li nga xamante ne ni moo di liggéeyam ndax fonk ak bëgg ba mu ko bëgg Mamadou Yoro Diallo ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai sax la jógee ko voyage ca Ziguinchor ak Zahra Iyane Thiam ministre bu yor wàllum microfinance waaye itam économie sociale et solidaire bu doon jox ay subvention groupement intérêt économique ku jigéen ya nekk foofee ca diwaanu Casamance. leneen ab bàmmeel daal la ñu dal di gis ca Tiwaawoon ci kër Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine yi bu ñu sukkandikoo ci média si ndigalum nag autorité judiciaire yi la waa gendarmerie su lijjee néew ba ci guddi ga ñu ko gisee ba noppi fas yéene amal enquête si ndigalu ba procureur ngir am si lu leer bu ñu sukkandikoo ci benn jege ñaale défunt bi bàmmeel boobee benn paawu Tidiane bu wuyoo si turu ba Katim Touré la ñu fa dencoon ay atam tolloon ci téeméer moom moomee doonoon na ku famille si wu Tiwaawoon bi ràññee lool Baye Katim Touré Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum la doon àndal gannaaw ba ko waajuram Serigne Babacar Sy confié Katim nag daa décidé woon bañ ko mës a quitté gannaaw génnub àdduna ba Serigne Babacar Sy mu nekkoon sëriñam ba Al Maktoum nelewee fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2017 la Katim Touré décidé rek toog ci wetu ki nga xamante ni moo di doomam ji Serigne Moustapha Sy laata muy génn àdduna moom Katim guddi ba fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2021 bi ñu nekk ca clinique Serigne Babacar Sy bu nekk ca Derkele ci ndigalu nag Serigne Moustapha Sy ñu daal di koy denc foofee ca Tiwaawoon ci benn bërëb bu nekk këram ba ñu koy jullee sax ba suba korite ga imaamu dayra ba
di Samba Diop moom moo ko jiite woon fa ñu ko denc sax coow juddu woon na fa si mbirum xëccoo suuf gannaaw bu mu amee ñu doon réclamer parcelle boobee ba jot see dem sax fa nga xamante ne ni fa la mbaxane doonee benn mel na ni plaignant ya ñoo gis bàmmeel ba ci parcelle ba daal di saisir gendarmerie ba ñu demee nag takk der dañoo opposé wu ak talibé Moustarchidine yi ba tax sax ñu jot fa interpellé fukki doomi aadama ca talibé ya nga xamante ne ni jébbal nañ leen section thiessoise bu brigade de recherche. ci boobule xibaar laay des ak yéen ba tey mu génn àdduna ba suba korité Katim Touré nekkoon mbëkk néegu Al Amine ci benn parcelle suuf ci kër njiital Moustarchidine yi wala Moustarchidaat yi la ñu ko dal di denc sapeur pompier yi nag ak rek gendarmerie ñoo fa dem si ndigalu ba procureur ngir sulli néew ba Katim Touré si noonu taalibe ya ne déene rek du fa amee néew bu moom duñu ko sulli loolee sax jur fa jàppante ba tax ñu teg loxo lu tolloo ko fukki taalibe. aywa ma wax ci mbirum ki nga xamante ne nii mooy di Boy Djiné moom moomee nag turam dëgg di Baye Modou Fall daal dinay dellu ca prison camp pénal bu Liberté 6 moom nag corps élite bi moo ko scorté ba ñu koy yóbbu sous haute surveillance ak benn équipe ba nga xamante ne nii bokk na si rek section de recherche de la gendarmerie ak waa GIGN borom évasion yi nag yóbbuwaat nañu ko ci kaso gi ba tax na daal dinañu ubbiwaat beneen procédure bu bees ci moom ngir évasion. Baye Modou Fall alias Boy Djiné nag alxames bi ñu génn lañu ko tegal loxo ca Missira nekk ca diwaanu Tambacounda gannaaw ba mu dawee depuis dibéer ba ñu génn lieutenant colonel David Koguya Mané bu légion gendarmerie est bu Tamba daal dina expliquer naka la ñu jàppee Boy Djiné bu ñu sukkandikoo si moom ci ay booru fukki waxtu daal ci suba bés boobee la ñu leen signalé benn moto T-Max ñu daal di dem jàppi ko ca station d'essence bu nekk ca Missira ba ñu ko interroger mu xamal leen ni effectivement moom moomee sax mooy transporté Boy Djiné waaye daal di leen xamal ne dañoo xaajaloo ndaxte Baye Modou Fall mi ngi ca ville ba si noonu la takk der jëlaate beneen dispositif ngir wër ko si noonu la ñu quadriller localité bi ba noppi tàmbale ko wër laata rek ñu koy gis mu nekk di daw ñu daal di koy dàkke lu toll ko juróomi téeméeri mètre ci àll bi door ko teg loxo gendarmerie nag nee nañu fekk nañu ak Baye Modou Fall moomee alias Boy Djiné ak li nga xamante ne ni moo di koppar waaye itam ak matérielu cambriolage. ñaari fan ci weeru juin bi ñu nekk la Baye Modou Fall alias Boy Djiné ak ay complice am quitté Kër Mbaye Fall ci ab automarque Ford bu weex benn moto T-Max nag moo dirigé woon cortège ba ñu jàppee Tambacounda ñoom nag Mali rek la ñu bëggoon a dem laata ñuy jàll ca Côte d'Ivoire bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Observateur. Damsi di ab waay bu def ay rasta yu gudd lool moom moomee moo jógee ko Côte d'Ivoire ngir rapatrier ki nga xamante ne ni moo di Baye Modou Fall alias Boy Djiné mu dawee ca camp pénal bu Liberté 6 dibéer ba lee ñu génn laata ñu koy tegaat loxo ci alxames bi. daal dina ñuy fësal ay image yu ñu jëlee ci vidéo surveillance yi si sàcc ba nga xamante ne ni moom la Boy Djiné mujjee def ci weeru juin atum 2015 ci abreuvoiru benn débit boisson ca Castor moom nag ñoo ngi ko si gis mu sol pantalon ak lacoste ci image yu caméra bi fixé ci pellicule bi lu jege benn waxtu laata muy demaat ci ab auto bu ñu gaare woon ci intersection rue 1 bu avenue Bourguiba. Boy Djiné reconnaître na ni sax jaar na ay heure ci magasin boobee te tamit nettali na suñu naataango yu nekk média benn scénario bu yéeme bu mu mujjee def. Cambrioleur bi nag dañu ko bett en flagrant délit ak vidéo de surveillance bi élément vidéo yi nag Faboré Konaté ñu gën koo xam ci turu ba Papis di propriétaire gérant wu débit de boisson boobee moo ko daal di fësal gannaaw ba ko Boy Djiné yóbbulee lu tolloo ko ñeent fukk ak ñaari millions si suñuy koppar ba waa section de recherche defee seen liggéey nag ba teg ko loxo la leen rek Boy Djiné xamal ni dëgg la daal dinay demoon ca boobule magasin bu Faboré Konaté moom ne daa yittewoo rek douche ya ci noonu nag nee na la lakk ko ci dépôt ba lu ko dalee 13 ba 23 heures nee na nag ba personnel ba daal wane ginnaaw ñibbi rek la daal dina juxeet génn daal di def mëninam roñ la fa nekkoon lépp. ba tey ngeen di teewlu buzz de la semaine ma addu jëmale ci mbirum Dieynaba Traoré di soxna soosé ay atam ot toll ci ñaar fukk ak ñett mu ñu faat ca filaawo ya nekk ca Tivaouane Peulh daal di ko fay wëcc bu ñu sukkandikoo ci indice ya nga xamante ne ni moom la ñu fekk fa ñu faatee Dieynaba
dafa mel ni rek malien bi dañu ko daal di gasal daal ndëgg sërëx fexe ba yóbbu ko ca boobulee bërëb daal di koy faat ci anam bu ñaaw lool gannaaw ba fa xuloo juddoo ak xeexoo ba loolu weesoo nag ka ko def li ni mel wa ila ña nga xamante ne ni ñoo ko def dañoo dal di daw bàyyi ko fa Dieynaba nag ñu ngi fekk ndong bi dal di toj ba noppi mu amit ay gaañu si baat bi ba tax na daal ña fa nekkoon écarté wàllu mort naturelle ne mort avec violence la fa ñu ko fekk mu tëdd Dieynaba mi ngi soloon ay yéreem waaye tànkam yi dañoo xawoon écarté wu benn bi mu tàllal ko beneen bi mu xaw ko banque tax ñu njort ne rek mi ngi doon débattre lépp la mu mën laata muy ñàkk bakkanam foofee yëpp nag dafa amoon ay deret ak ay trasu xeex ak indices yi enquêteurs yi dañoo dal di soupçonné ni Dieynaba daa war a am rek ka ko invité ngir ñu doxantu ci filao yooyee nga xamante ne ni doon na bërëb bu ragal ba nga xamante ne ni jigéen ñemewu fa dem moom képp daal di nañuy sax samp ab laaj ne ba xam ndax ka ko faat wa ilaa ñàkk ko faat Dieynaba dañ ko bëggoon a forcé ngir tëddee ko am déet benn arrestation nag amagu ci ba mbir mi amee ba tey jile may waxeeg yéen. gannaaw ba ñàkk déggoo amee ci diggante kii di maître Abdoulaye Babou ak benn procureur ca tribunal bu Diourbel union des magistrats du Sénégal daal dina siy fësal maire ba nga xamante ne ni moom la ca am ñoom nag la ñu bëgg mooy ñu topp avocat bi waa UMS di union des magistrats du Sénégal dañuy sàkku ay poursuite ci kii nga xamante ne ni moo di maître Babou tey woo autorité yi ngir tamit ñu daal di sóobu ci li ni mel. su ma noppee foofu damay addu jëmale ci mbirum ki nga xamante ne nii moo di Adji Sarr ak njiital Pastef bi Ousmane Sonko mu nekkoon Sacré-Cœur 3 ci gannaaw ex permanence APR salon de massage bi di Sweet Beauté daal di nay déménager bu ñu sukkandikoo ci Les Échos bi nga xamante ne ni moo biral boobulee xibaar waaye nag biralu ñu benn yoon fa nga xamante ne ni moom la ñu toxu léegi ci fàttali salon boobee mbirum Sonko beeg Adji Sarr bi sax moom moo ko dal di siiwal aji di si tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort. avocat Adji Sarr bii di maître El Hadji Diouf daal dinay rek xaatim ab plainte daal di koy déposé ca procureur jëmale ko ci Ndeye Khady Ndiaye moom salon bii di Sweet Beauté maître nag mi ngi koy toppee wàllum diffamation injure publique ak menace de mort bu ñu sukkandikoo ci Les Échos Ndeye Khady Ndiaye nag dafa defoon sax ci fàttali ab vidéo di si doon tuumalaattekat bi violeur. Mame Gor Diazaka daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ci njiital Pastef bi Ousmane Sonko ci wàllum malaise ba mu defoon Bignona waaye itam si wàllum ngóor jigéen Mame Gor nag nee na bëggoon na dem sax ci marche pacifique bu ñu doon amal ngir wàllum góor jigéen yi waaye dafa amoon malade ba loolu weesoo mu ne nag teewaay bu rafet la waaye nag teewaayu Ousmane Sonko daal bés boobee daf ko xaw a jaaxal ndaxte rek dégg na à travers presse bi ñu ne njiital Pastef bi Ousmane Sonko ba ñu ñëwee di ko signé loo pétition bi dafa ko dal di bañ a signé te nag sénégalais yi yokk la ñu mën waaye duñu sos rax si dolli Sonko mënuñu ko jiiñ wàllum viol kako ko jiiñ di rek ab sénégalaise ne sax Sonko daf ko doon sàkku ci gannaaw te ñëpp xam nañu ne mbirum góor jigéen ci ginnaaw la ñuy sàkku wante ba tax na képp ku mën a sàkku jigéen rek ci gannaaw mën nga sàkku it góor ci gannaaw ba tax daal mu gis ne teewaayu Sonko amu fa woon sens ba mu ca noppee nag la addu si malaise bi nga xamante ne ni Sonko defoon na ko ca Bignona ne Sonko amul benn malaise dara dalu ko nee na Sonko daal da doon théâtre ndaxte manipulateur la te mosuñoo gis sax ki nga xamante ne ni day def malaise di jàppandu wa ila di wéeru ba ñu ko jàpp si noonu mu ne boo xoolee sax footballeur yëpp yu ñu gis ñuy def malaise ci àdduna bi dañu si jëlee AVC wala ñenn ñi sax ñàkk si seen bakkan waaye di def malaise jàppandu di wéeru si ay nit ba ñu teel a doon na daal lu yenn wul maanaa ba tax na daal Sonko na xam ne mënula théâtre ba jël réew mi du samay kàddu ba tey Mame Gor Diazaka moo ko xamle. concurrence bi nga xamante ne ni Wave daal dina koy mettre en place mujjee na convaincre Orange Money mu wàññi ay frais transfert d'argent wam service américain bu proposé ay frais 1% ci somme bi nga xamante ne ni moom ngay yónnee daal dinay wàññi doole Orange Money ba tax
tax opérateur boobee di Orange Money daal di si jël ay matukaayam daal di proposer moom it ay frais yu woyof di xibaar bu neex lool ci sénégalais yi mu amoon fi doole lool ci wàllum transfert d'argent at yu mujj yile Orange Money daa gis Wave daal di am doole ci kawam waaye it di nangu ay client wam si noonu ne la ñu décidé wàññi seeni ay frais ngir retrait d'argent yi ngir bépp retrait nag ci diggante 20 001 francs jàpp 30 000 francs par exemple frais yi 270 francs CFA la léegi au lieu 2400 francs CFA bu mu njëkkoon a doon ngir bépp retrait d'argent ci diggante 50 001 ba 99 999 frais yi 300 francs la au lieu de 2600 ba mu nekkoon boo seetloo daal frais yi daal moyen de 1% sax la mujjee doon bu dee bépp retrait dalee ko 100 000 francs jàpp 2 millions frais yi 0,7% la te frais yi daal mënoon na doon dem sax ba 20 000 ngir retirer somme 1,5 million francs CFA. People Akhlou Brick moo dal di biral photo yu choquante yi ci compte Instagram am auto arrêt ak Deyse bi lépp dal di toj gannaaw ba ñu defee accident ba ñu fësalee yooyu les photo nag daal di nañ koy àndale ak rek ab bataaxal bu gàtt dal di xam le ni daal cat moo gaaw waaye nag sant yàlla nde alhamdulilah ba loolu weesoo la ñu dalal xelu ba askan wi rawatina ñi nga xamante ne ni ñoo di seeni ay soppe ne leen rek bu leen jaaxle ñëpp a ngi ci jàmm Deyse wante ak Max Misk nee nañ nga ñëw jël Mercedes bu bees jàngeen jëf yàlla na jàmm yàgg ñu bind ko ca bataaxal ba ñu booleek seen photo oto boobu ñu defee accident. Mame Gor Diazaka daal dinay réagir ci le motif duud bi ak nguur bi doomu Rufisque bi nag nee na dafa jàpp ne ndaw yu bëree ngi def rek yenn affaires yi waaye ils ne sont pas conscients ndax nit mën na am jëmm fekk te intérieurement xale la bu ko defee bu ñu nekkee ku ñu bëgg def yenn yi yaakaar ni rek c'est privé ay nit jóg ngir yàq seen carrière yàq seen àdduna koo xamante ne ni ëllëg daa war a am soxna am ay doom wala mu war a am borom kër am ay doom nga jël rek ay image am ak ay awram teg ko ne ko fang rek ci public bi ba ñëpp jot si Mame Gor nee na li ni mel amul sens ci noonee nag mu ne am na it ña nga xamante ne ni dañoo salte am it ña koy def ngir wut li nga xamante ne ni moo di buzz ndaxte buñ gisee rek nit def li ni mel ñu gis ne li mu def kat am na ci place am na lii ak laa ñoom it ñu dal di def ngir am buzz bu kookee am di lu mu xamle ci wàllum vidéo le motif yi rawatina bu ñaari acteurs yi di Ngor ak Doudou. ñu xuus ci xibaaru tàggat yaram doore ko wàllum làmb ak lu tax Eumeu Sène mujjee nangoo affronté doomu Géejawaay bi di Balla Gaye 2 Gaston dox ko def na ay bés yu bëri lool combat Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène sottiwul woon lu ko waraloon bu ñu sukkandikoo ci Gaston moom mooy cachet bu rëy bu écurie Tay Shinga bi doon laaj ngir wane ni bëggatu la bëreek Balla Gaye 2 mi nga xamante ne ni daan na ko ñaari yoon Eumeu Sène nag mujjee na changé avis ndaxte kii di Gaston ficelé na combat ba noppi lu waral nag Eumeu Sène teggi tànkam fam ko tegoon wa illa lu waral mu deltu gannaaw bu ñu sukkandikoo ci Laxaat Njaay mu yor communication promoteur bi Gaston Mbengue ay jege ñaali Eumeu Sène ñoo si intervenir magam Pape Ngom ak papam ñoo ko wax mu signé Eumeu dal di koy def dal di signé Eumeu Sène nag signé wul sax combat wam ak Balla Gaye 2 képp ndaxte signé na tamit ak Bombardier bu ñu sukkandikoo ci promoteur bi di Gaston Mbengue combat yëpp si ñaari saison la ñu koy amal waaye combat si diggante Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène at muy ñëw rek la ñu koy dal di bëree. ma des ci mbirum doomu Géejawaay bi Balla Gaye 2 moom moomee nag ñeentu combat yu mag la dal di am bu mujj bi di mook Eumeu Sène bu ñu fisalee talaata bële ñu génn Balla Gaye 2 nag war na affronter ki nga xamante ne ni moo di Gris Bordeaux war a affronter Boy Niang ak Bombardier ci ñeenti combat yooyee doomu Double Less bi genn wàllu milliard di 500 millions si suñuy koppar la si gagné bu ñu sukkandikoo ci sunu làmb mi ngi dawloo nag sponsor yi di gagné loo xaalis ñi nga xamante ne ni ñoo di promoteurs yi saa su Balla Gaye 2 di bëre rek promoteurs yi dañu si gagné lu mu néew téeméeri million ba tax na daal produit bu baax la mu xamle ko moom benn jege ñaaleem. su ma noppee ci làmb damay àddu jëmale ci mbirum football gannaaw ba mu remporté Ligue des champions
Champions ak Chelsea week-end bi ñu génn Edouard Mendy daal dina rejoindre tanière bi alxames bi ñu génn ci ngoon ngir ñaari jongante xarito yi contre Zambie ak Cap-Vert. International sénégalais bi nag frère am yu nekk ci équipe nationale bi dañu ko dal di teeru comme nu ñuy teeru buur si noonu Edouard ne daal boobu le geste da ko touché lool sénégalais yi ñooy les meilleurs mu xamle ko tey naan kontaan na lool si ñëpp ndaxte xaarandiriwul woon benn yoon bi lee teeru te it kontaan na lool si ñibbiseek li nga xamante ne nii moo di trophée bi lu ñeel lu mu tëdd ci suuf ba match ba jeexee dal di jooy. Edouard nee na rek waxtu woowee xelam dafa demoon ci lu bëri lool te mësula sax yaakaar ni moment bi dana si mën a jouer li nga xamante ne ni moo di finale Ligue des Champions daal di koy gagné mu ngoo ko xibaar yi daal di nay buur ma leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu doon teewlu partout dans le monde di jaajëfal tey Kumbis Beauté mu nga xamante ne ni mi ngi Ouest Foire rond-point Yoff mu jeex tey ci sama bopp beeg maquillage bu yanj bi ki nga xamante ne ni wàllum tresse make-up li nga xamante ne ni moo di pose ongle cils pédicure manucure ak perruque yu yanj yi lépp daal si moom la amee baax ba fa la ne moom moo jaar tey ci sama bopp ak sama maquillage ma ko si jaajëfal bu baax a baax numéro téléphone am 78 137 40 84 comme liñ ko affiché noonu si barre d'écran bi di jaajëfal également Amadou Sy mi nga xamante ne ni moo fare woon ci caméra gi jox leen dig daje samedi prochain way leen di ànd ak Dakar Buzz jàngeen jëfati. Votre famille en Europe a l'habitude de vous envoyer de l'argent? L'application TapTapSend est votre solution. Depuis l'Europe, les frais sont fixes et ne dépassent jamais 2 €. Au Sénégal, vous recevez directement l'argent envoyé sur votre portefeuille Orange Money et sans aucun frais de retrait. Grâce à TapTapSend, plus personne n'a besoin de se déplacer. Vos proches en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, Belgique vous envoient directement de l'argent depuis leur canapé et vous le recevez dans votre Orange Money. Jërëjëf TapTapSend.